ambur ngay nett. waxtu wi jot na mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci bloc d'information bi ñu leen di dégtal saay su waxtu wi jotee dooree ko ak li gën a fës ci xibaar yi Serigne Abdourahim Seck nekkoon xalif bu Thiénaba jébbal nañu ko suñu borom mu nga tëdd fële ca Cotti nekk village ba mu sosoo bari woon na ay taalibe yu fa demoon ngir daal di koy gunge dinañu wax itam ci variant delta bi bàyyiwul sax jigéen yi wannu lor fukk ci ñoom ak juróom-ñeent ñoo xamante ne dañoo wannu lor ak ñaar ñuy nampal comme ñoo amee jàngoroy coronavirus ca hôpital bu Pikine ak hôpital Youssou Mbargane bu Rufisque nañu wax itam yokkute bi ñu nemmeeku ci njëgu dund bi association consommateurs yi tàmbali nañoo addu ku ci mel ni union nationale consommateurs yi ñi nekk fii ci Sénégal ñoom ñu ngi xam ne ni yokkute bi lee amul lenn lu ko indi lii moo fi gën a fës ne skis ñu faram fàcce ko. xibaar yi dañ ko jukki faram fàcce ko ondi ci ak Abdoulaye Mbow El Hadji Mansour Diop ak Pa Assane Seck ñu dooree yooyu les xibaar ak ki nekkoon xalif bu Thiénaba Serigne Abdourahim Seck jébbal nañu ko suñu borom ni ki tey ci suba mu nga tëdd kon fële ca village ba mu sosoo di Cotti bari woon na ay taalibe yoo xamante ne demoon nañu fa ngir gunge ko ki nga xamante ni moom moo ko wuuti itam di Baye Assane Seck la mu xamle mooy dina fexe ba yeggali liggéey bi nga xamante ne moom la xalif bi dëddu tàmbali woon ñu ondu ceek suñu envoyé spécial Alioune Badara Sonko. ci sàkkutee foom laata muy génn àdduna moom Baye Abdourahim Seck daal nañ koy jébbal boromam ci dëkkam bi nga xamante ne mooy Cooti 8e xalif bu Thiénaba fidèles yi bëri ñëw nañ gunge ko ci këram gu mujj. am na nit ñoo xam ne ay doj lañu ndox du leen jariñ dara du ñu dégg wax ñooñu lu leen neex nu def waaye ñi nga xam ne ay mbell yu baax lañu loo ca ji mu sax lu ko waroon ci diina ji def na lépp lu ko waroon mbokk gi def na ko lu ko war ci mbokk gi def na ko. ñi daal di koy introniser 9e xalif bu Thiénaba Baye Assane Seck moom nag gannaaw ba mu yëkkatee kàddu nee na dana wéyal liggéey bi nga xamante ne magom sumboon na ko rawatina modernisation cité religieuse bi di Thiénaba. jëmmam dañ koy multiplier mu bari ne fu mu ne fooy ne te jiga ko yaa ngi. moom Baye Assane Seck daan na ci profito tàllal loxo njaboot bi yépp ngir ñu wéyal liggéey bi comme ni ko fi seen mag bàyyee. d'ailleurs sax ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ñoo ngi koy xaar ci àjjuma ji fii ci Thiénaba ngir mu indi njaalu président de la République ak nation bu Sénégal. ñu àddu jëmale ko ci leneen ñeel ñetteelu vague coronavirus bi nga xamante ni bàyyiwul sax jigéen ñi wannu lor fële ci hôpital bu Pikine nag Youssou Mbargane Diop lu tolloog fukki jigéen ak juróom-ñeent kon yu wannu lor ñoom ñoo amee doomu jàngoro bi lu tolloog ñaar ñuy nàmpal itam loolee nemmeeku nañu fa ko fa te lu tolloog ñeent ci ñoom ñëpp dañoo mujj sax ñàkk seen bakkan li ni mel nag ki ko xamle moo di Abdoul Aziz Diouf di gynécologue obstétricien ca hôpital bu Pikine mu daal di ci rax doole ni kon wàllaatewu ñetteelu vague bi le dafa gaaw torop jëmale ko ci jigéen ñi wannu lor ci ñetti weer yu njëkk yi te li ni mel mën na leen indil ay gàllankoor muy yaay ji di doom ji itam ñoom du ceeg na ko bakayu ko ak coppite yi am ci yaramu jigéen bi wannu lor ak néew kàttanu soldaar yi ne ci biir yaramam ngir aar ko ci yenn feebar yi moo tax ba jigéen wérul yi exposé wu torop ci mbas mi. lu ci ëpp ñoom kenn vacciné wu leen woon ci début bi jigéenu wérul ba nga xam dafa am Covid lu ci ëpp day soxla oxygène soo koy comparé ak jigéen bi nga xam ne ëmbul. bu ñu doyloo moom mi bokk ci association sénégalaise bu gynéco-obstétrique yeneen i feebar yuy ànd ak ëmbu jigéen yi mën nañoo làq Covid 19 bi. yenn infection yi yu femme bi am wala ay menaces d'accouchement prématuré femme bi mën na ko am ñëw consultation fekk ne ci ginnaaw Covid bi moo fa nekk. ñi nga xam ne ñu ngi ci urgence yi di faj jigéen ñu wérul yi ñu bàyyi ci xel. gynécologue bi di ñaax ci risques yi nga xam ne jigéen bi wan lor ak doomam mën nañ koo jànkonteel. premier trimestre bi mu def avortement mën na nekk accouchement prématuré ay cas yu ñu ci am. également ñu wax morphotale in utero mooy doom bi
gaañu ci biir bi. des fois également femmes yi seen doom yi dañuy sonn on est obligé arrêter grossesse bi def césarienne ñu yóbbu ko ci couveuse. ci hôpital Pikine nga xam ne saa si am na fu ñuy fajee ñi am wopp coronavirus ak hôpital Youssou Mbargane Diop bu Rufisque ñetteelu vague bi tax na ba coronavirus bi dal na fukk ak juróom-ñeenti soxna yu wann lor ak ñaar ñu nàmpal ci ñoom juróom-benn yi ay cas grave lan ñeent ñi ñàkk seen bakkan. mu ngoog Abdoulaye Mbow kon muy variant bo wala vague boo xamante ne daanaka bàyyiwul kenn. waaw ni nga ko waxee si ñaar yooyu daanaka benn la. variant bi vague bi. defe naa ne ñoom ñaar ñoo àndandoo te dégg nga professeur Souleymane Mboup bi jutee IRSF mu ne taux d'incubation virus bi dafa gaaw maanaam bu bëree ba bëri ñeenti fan la. donc dafay firndeel ni rek virulence su li nga xam ne moo di variant delta bi ba tax na ku si nekk nag war na wéyal ci jël matuwaay jigéen ñi nga xam ne war nañu lor ak gune yi nga xam ne jamono ji seetlu nañu ni faatu nañu ñi siy faatu. gis nga li xewoon fële ak ñeenti gune yooyu nekkoon ci Albert Royer ñu mujj leen yóbbu si CTI yi dañoo mujj ñàkk seen bakkan ñeenti jigéen ñàkk nañ seen bakkan muy mortalité maternelle te loolu tam dafa nekk lu diis donc kër docteur xëy na ñi ngi gën a saytu pour xam effectivement naka la ñuy gën a mën a aare jigéen ju war na lor donte ne dañuy fàttali ne boo jëlee proportion bi itam ak li dal Covid bi dal si jigéen gu war na lor ak li si ñàkk bakkan proportion bi ak ratio bi néew na donc dañuy ñaan mu gën a wàcc ba nga xam ne daanaka dootul amati waaye li gën a wóor moo di ñu xool wax nañ ko vaccin jigéen gu wan lor mën na ko jël si ban anam nag ñoom ñi nekk kër docteur ñoo ko gën a mën a firndeel donc dañ ci andi leeraange ba nga xam ne askan wi dina si gën a mën a am information yu gën a wóor ci loolu sax la ñuy jëm Mansour information yi dafa mel ni dafa des ba tey jëmale ko ci jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo wan lor ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy nàmpal par rapport à ndax war nañu jël vaccin am déet ndax nan la ñuy aaree seen bopp ci jàngoro bi. ci ñoom ñi def communication def ci am ñoo xam ne communication li ëpp ci li ñuy def politique la ak ut li neex seen ay supérieur mais ñoom ñëpp a jàng xam ni ñuy waxee ku nekk message bi nga bëgg ñu comprendre ko ni ñu koy comprendre noonu la ñu koy comprendre par exemple ki nga xam ne mooy gynéco bi wax sànq. Abdou Aziz Diouf explication yu leer la wax. yu tegee nañ ci ki nga xam ne jigéen bu nekk enceinte. war a vacciné wu ak yeneen xeetu tawat yoo xam ne mun na ànd ak moom donc war nañu koo seet boo ñëwee ak sa ëmb dong du ëmb bi dong la ñu sukkandiku vacciné la. mais dañu lay seet ba xam am nga tawat bii wala tawat bii. def naa ni ñaari spécialiste lañ jëloon ci wàll boobu. donc ñoom seen information dafa leer naññ li ñu wax xam nañu ko donc boo ndee la lu tëb dem ñu vacciné la donc xam nga ni am na kon foo war a jaar. mais lan moo tax information yëpp duñ ko joxee noonu. mel ni ki information bi ñu joxe woon démb ci vaccin yi ci jigéen bu ëmb ak bi ñu joxe waat tey du benn. yooyu yëpp ay kii la yoo xamante ni faaw ñuy toog di ko càmbar ba nga xam ne bu ñu waxee nit ñi ñu dégg parce que nit ñi amuñu ñeenti nopp de ñaari nopp la ñu am mu taxaloog menn xeet ak genn yuur man di senn di décortiquer li ñuy wax dañuy wax nit ñi dëgg seen ay communication c'est l'essentiel. te ci poñ boobu sax Mansour ci la ñuy taxaw ak njiitu association sénégalaise bi ëmb gynécologue yeeg obstétriciens yi miy sàkku kon ci jigéen ñi wannu lor ñu dem ñàkku ji ci nu mu gën a gaawee la mu daal di xam leen moo di variant delta bi doole bi mu am xajul ci kon jigéen bu wannu lor mën na koo indil yeneen xeetu jàngoro rax ci dolli sax mën na faat bakkanu xale bi nga xamante ni moom lañu ëmb ñu ond ceek moom ba tey docteur Abdou Aziz Diouf. fekkee dañoo def balance bénéfice risque bénéfice buy femme bi di am buy jigéen bi di am ci vaccin moom ak doomam moo ëpp fuuf risque bu mu ci nar a am moo tax association sénégalaise des gynécologues obstétriciens ak mi ànd ak ministère pour ñaax jigéen ñi ñoom ñëpp ñu dem ñàkku ji c'est quel que soit l'âge de la grossesse bu njëkk ba dañ doon wax ne 3 premiers mois de grossesse yi buñ ci duggagum mais gëstu yi wane nañ ne mesure de précaution boobu jaratu ko bépp mois bu mu nekk ci biir grossesse bi war na mën a bénéficier wu ci vaccination bi. ci études yi que wàññi na bu baax a baax risques yi ci yaay ji ak ci doom ji. mu ngoog kon paasan loolu mooy recommandation bi jigéen ñi wannu lor ci nu mu gën a gaawee nañu dem ñàkku ci bu ñu bëggee muccal seen doom. yàlla na yàlla muccal ñëpp. Fatou Khady colonel yàlla na yàlla muccal ñëpp. amiin Khady fii la Sénégal toll. ci ñuy taxaw di ñu wax ku ko war a jël noo boo ko jëlee kii war na lor na dawal 4 mois bu weesoo 4 mois bu ko jëlee danger la fii lañ toll niveau bi corona amee daaw ba ren fii lañ toll. ay spécialistes taxaw di wax. li Mansour wax moo la dëgg faw nu bàyyi scientifique yi ñu libre. tant
que ku si nekk engrais wax ba demee si justice juge bi lay jugé mu ngi calculer bu jëlee benn décision dañ ko war a affecté ginnaaw Mata Koulibantang wala fa ca des décision day des. bu dee ci médecine mu ngi xalaat avantage intérêt à un certain niveau am na position bu ma amee am na terrain bu ma commencé jënd am na tabax bu ma tàmbali ministre baa ngi may jàppale est-ce que war naa ça day plombé dëkk. Sur le vaccin on répétera à tue-tête booyee boo ñu ne ñun ña dëgër bopp la ñu danga kaa wax sa kaw. xoolal mbiru oxygène bi ñu ne autorités yi dañu réquisitionné c'est géré entre le ministère et le palais de la République la présidence lan moo ci xew ñu wax ñu tey par exemple ci yëg-yëg ci gëstu yoo xam ni sax pareegul ab chinois ba nekk fële ca booy dugg Sébikotane moom di lijjanti ay mbiru ferraille am possibilité wu moom oxygène boobu ak gaz boobu mu am ñu mu kaa solal foofu moom chinois bi am possibilité boobu sénégalais yi ñoom ñëpp ñu réquisitionné ñu taxaw liggéeyuñu bii liggéeyuñu bee ci sensu gestion étatique. Ça pose problème ba ma tënk rek xadi ma wax la benn affaire. bu ñu waxee ci vaccin bi ñu ne waruñu ci wax. dictature bi ñu tegal nit ñi ne dem leen ñàkku ji noonu la ñu war a nangoo ñeneen ñi ne bu kenn ñàkku ji ndax ñi ay médecins ñoo siy wax ci àdduna bi. lu tax fii Sénégal du ñu def débat ci médecins yi en Europe en Allemagne partout ñuy toog di débattre di wax ne baax na ak baaxul au Sénégal on va nous dire baax na ñëpp wax baax na. au nom de quoi. Paasan ñi nga xamante ni dañoo amee asthme ak ñi am bronchite ak itam ñi nga xamante ne dañoo am ay jafe-jafe ngir noyyi bu baax ñoom itam bokk nañ ci ñi nga xamante ne jàngoroy coronavirus dafay faral di leen di sonal ñoom ñi lee dañoo war kon saay su ne ñuy dem ci bërëbu fajukaay bu ko defee ñuy topp seen état de santé loolee kon le pneumologue bi lee di Nafissatou Touré daal di xamle ci bésu tay bi muy sàkku sax ci ñooñee ñu dem vacciné wu bu ko defee duñu laale ci virus bi ñu ondu ceek moom professeur Nafissatou Oumar Touré. ñu dem di seeti seen docteur comme niñ ko daan defee balaa Covid di ñëw ndax dafa am solo bu fekkee ne da nga am feebaru dëkkaale nga fexe ba nga xam ne feebaru dëkkaale boobu du la sonal. boo ko toppatoowul day mën na la andil ay gàllankoor yoo xam ne bu ci Covid tegoo day yokk gàllankoor yi bu ko defee mu nekk ñaari yëf yoo xam ne dañu dajaloo ci yow te bu boobaa mën na la lor andi ba nga xam ne da ngay dem réanimation. nit ñooñu nga xam ne dañu am feebaru xëtër dëkkaale leen di digal ñu dem ci structure de santé yi ñu dem ci zone yi nga xam ne ñi ngi ñàkku ñu dem ñu ñàkk leen. ñu wax nag ci tolluwaayu jàngoroy coronavirus fii ci réew Sénégal ci bésu démb bi lu tolloo ko juróom-ñeenti doomu aadama ñoom ñoo ñàkkati seen bakkan juróom benn fukki doomu aadama ak ñett ñoom ñoo nekk sauvetage nag kon ay cas grave waaye nag ñu ngi woy ba tey di ñàkk doomu aadama yi fii ci réew bi ndax lu tolloog fukk ak ñaari junni doomu aadama ak fukk ak ñett ñoom la ñu jot ñàkk ci bésu tay bi mu li ni mel nag yóbbu ñi jot ñàkku bu fekkee benn dose la sax ci li tolloog million ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent ba tey ci wàllub wérgu yaram ñu wax ci résistance antimicrobienne bi nga xamante ni itam dafay indi ay loronge jëmale ko ci doomu aadama yi ab rapport daal di génn di xamle ni lu tolloog juróom-ñaari téeméeri junni doomu aadama ci àdduna wérgal këpp ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan loolee at bu nekk te sax ñoom ñu ngi xamle ni ci at yi ñu jëm lu tolloo ko fukki million ci ay doomu aadama ngeen ci ñàkk seen bakkan ay microbiologiste spécialisé ci wàllub santé humaine santé animale ak agroalimentaire ñoom ñu ngi fexe ba def ay jéego ci li ni mel fii ci réew Sénégal institut de recherche en santé et surveillance épidémiologique moom la ñu tànn bu ko defee ñoom itam ñu amal ay programme ak itam ay formation yu ñuy teg bu ko defee ñu mën ci ut ay jéego daal di sauver askan wi ci wàllu wi ñu on ceeg Cheikh Ahmed Tidiane Seck. doomu jàngoro yi nga xam ne ñoom ñooy indi feebar tey di dañuy gën di résister ci traitement yi lay xayma yi ci musiba yi mu mën a jur ci àddina si wërngër këpp nekk lu doy waar. ci àddina bi xalaat nañ ni ci at yii di ñëw mooy problème de santé yi gën a mag boo xam ne nit ñi dinañ ci confronté ci OMS chiffre yi daf ni fi ñu toll peut-être
700 000 nit dinañ ci gaañu mais suñ xaaree ba fii ak peut-être 2050 lu ma 10 millions de personnes te loolu su ñëwee moom musiba la. tey jii la war te ñu gën cee gaaw mooy di taxawal ay programme yoo xamante ne ngir dakkal phénomène bu ni mel loolee sax moo waral la lu tàggat ga nga xam ne moom la ñu jagleel ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll bi di ñu duppee leen ay microbiologiste. mooy nan lañ def ba mën a gëstu doomu jàngoro yi xam ne ay bactéries lañu yuy infecté indi ay maladies yu doy waar yoo xam ne des fois dañuy am problème pour traité leen bu baax donc loolu lañ jàngal si ñaari semaine. ay digle ak ay tettal laata ñuy am tontu ci wàllu wér-gu-yaram. kon normalement kenn warul utiliser antibiotique sans pour autant nga dem gis un médecin mu examiner la xool bu ko ci laboratoire bi ñu saytu ko xool doomu jàngoro bi ban doomu jàngoro la à l'issue def antibiogramme. loolu tàggat yooyee nga xam ne ñu ngi ko dalal fële ci IRESSEF dajale nag ay spécialistes ci wàllu wér-gu-yaramu nit doomu aadama ak acteurs yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu environnement. Mansour doomu jàngoro bi mu ngi law waaye nit yi ñu ngi dem ñàkku ji ndax fi mu ne romb nañ sax million bi. waaw mais tuuti na ak population bu Sénégal. bul fàtte ni jigéen ñi fukki million ak juróom-ñaar. waaye bu ñu ko méngalee ak bu njëkk ba nga xam ne 500 000 yi ñu newoon sax moom la ñu bëgg a atteindre jafe na woon na pour ñu yegg fa. en tout cas ba ñu vaccin yi xewee ci Sénégal ba léegi. naka jekk ñun li ñu jàpp di ko gis ci xayma yi ñuy def. mooy ñun ñooy ñaaxaate kilifay diine yi kilifay aada yi gouvernement bi presse bi. ñun ñëpp ñu ngi ñaaxaate. ak kër docteur yi képp koo xam ni xëy na am nga kàddu. mais askan wi ci seen bopp muy askan bi lambda day majorité mosuñu wax waaw. te loolu itam moo justifié wu actuellement xam nga population 17 millions wala lu ko jege bu fekkee 1 million du ndam du tiitar. des na lu bëri bëri moo tax te nii sax la baaxee ci ñoom. parce que li tax mu baax nii ci ñoom mooy xam nga nan la ñuy defi statistique ci wàllu ay vaccin ci benn pandémie muy ñu def vaccin ba noppi mën a aaru benn moment ñu annoncé waat leen seen programmation ëllëg te ñëpp vacciné wu comme ni ñu ko programmé juróomi vaccin yu bokkul ñi jël seen benn dose ñi jël seen ñaari dose di xaar baneen te wóorul ba xam stock desaat na fi wala déet fa ba bu njëkk ba ñi amoon ñaari dose ba léegi di xaar seen deuxième dose xam nga AstraZeneca ñaari dose la ñi jël seen benn ñu ngi xaar ba léegi seen ñaar ñi jël seen ñaar matalagul est-ce que itam Johnson xam nañu benn la mais yeneen ñi ci des est-ce que itam du ñaar est-ce que waajal nañu stock ci ñi jëloon première dose dencaat ko pour ñu war a jël deuxième dose donc vaccin yi amagul lu ñuy tiitaroo parce que defagul réussite totale ñi vacciné wu ci bariwuñu ci population bi parce que bu ñëpp ñëwoon ni présent sax amuñu nombre vaccin yi ñu leen vacciné nañu wàññi tiitaru bi nekkul Abdoulaye Mbow mbas bi képp moom moo fi nekk ndax résistance antimicrobienne itam gis nañu lim yu takku yi ñu ne moom lay faat at bu ne ci ay doomu aadama. waaw effectivement te dafay gën di yokk li nga xam ne moo di présence virus ak présence bactérie def naa ne dafay gën di yokk te loolu études yu bari wane nañ ko loolu daf ñuy permettre sax ñu mën a ubbi benn brèche parce que itam fépp fi nga xam ne bactérie ak virus dafa daan laqatu def naa ne doomu aadama yi faagaagal na ko tey ji boo gisee maanaam gàncax gi nuñ ko toroxalee te gàncax gi am na lu bari loo xam ne si wàllu woowu da ko doon absorbé li nga gis ni animaux yu bari dañu nekk en voie de disparition par la main de l'homme foofu itam dafa nekkoon làqukaayu li nga xam ne moo di virus ak bactérie te virus nag bu amatu fu muy làqatu ak bactérie dafay daal di song doomu aadama gi donc ñun Sénégal dañoo war a nekk dans une politique d'anticipation pour defaraat suñu environnement parce que gis nga jamono ji tembe àdduna yi wërgal képp fépp a ngi tàq lépp a ngi am te ñun Dakar boo ko xoolee nous sommes dans une ville totalement bétonisée donc lan mooy suñu phase de riposte laata gannaaw santé suñu phase de riposte jëm si li nga xam ne moo di suñu cadre de vie bi nga xam ne on vit dans la promiscuité donc lu dal benn nit pour mu law wàlle dafay gaaw parce que nous vivons dans la promiscuité tey jii nii war nañu fexe ba nga xam ne déclassification bande de filao au nom de quoi alors que foofu ñu war ko gën a renforcer mu mën a préserver des vies préserver li nga xam ne moo di la santé publique waaye dañuy jël lépp bëgg ko bétoniser au nom d'une spéculation faite par des spéculateurs et des lobbies affairistes yoo xam ne daanaka dañuy exposer la santé des populations au Sénégal. xëy na moom moo tax paasan ñu ngi tàmbali bon biñ ko tàmbalee yàgg na waaye ñu ngi ciy jéem di ci gën def ay jéego. def ci ay jéego ci lan. bu ko defee li ni mel ñu jëlee ko fi wala sax ñu wàññi ko bu baax a baax projection bi ñu ne 10 millions ci ay doomu aadama yu ci mën a ñàkk seen bakkan ñu bañ ci yegg. 10 millions fii ci Sénégal. ci àdduna bi. ci àdduna bi. 10 millions Sénégal. xam nga kii Hadi. xam nga lan man loo xam ne daf maa soof. mooy naxaat maanaam nekk ci lu soof maanaam lu ñàkk fayda sax laa koy tuddee Hadi
Sénégal ak Afrique dañu toll ci moment boo xam ni enjeu yi dafa compliqué xool ngeen li xew Paris Saint-Germain en 4 heures d'horloge stogu PSG maillot yépp jeex ñooñu ñu ngi liggéey de ne la yow jàppal ci mbir mi rek yéen nekk leen ci vaccination bi bu tous les matins nos autorités sont là au lieu de s'occuper de baykat yële nga xam ne seen ay soble mu nga yàqu ci àll bi au lieu de gérer li gën a crucial ci feebar bi ñu dal mu raw corona xam nga moo la ban corruption li ngay wax naan bétoniser lan la ku ci nekk yaa ngi naan bu ma amee immeuble fayeeku location sama bamba maase ma assurer avenir u sama ay doom toutes les autorités de ce pays ils sont tous devenus des agents immobiliers waaw léegi ngeen foog ne affaire bi dina doxee noonu dëgg bi du mbirum coronavirus dëgg bi mu ngi ci liste électorale yii nga xam ne nit ñi ñëpp ku ci nekk da nga war a dem dugg ci pour changer les choses parce que man sama conviction mooy que dañ ma nekk ak ay autorités yoo xam ne respecté wuñu te duñu wax dëgg dinañ ci ñëw paasan dañuy jóge sax ci wàllub coronavirus wax ci li nga xamante ni daanaka ñëpp ñoom ñoo ko nemmeeku fii ci réew mi muy njëgu dund bi yokku ñi nga xamante ni ñoom ñoo yëngatu ci wàllu wi ku ci nekk di joxoñ baaraamu tuuma sa morom jëwrin bi ñu dénk wàllub njaay ak jënd moom itam génn na àddu waaye daanaka doonul loo xamante ne dalal na xel yi ñiy nekk nag ci association consommateurs yi ñoom li ñuy sàkku ci groupe Sénégal moo di mu aar consommateurs yi daal di fexe ba njëkk yi méngoo ak li nga xamante ni moom la ñuy yor mën koo jënd kon ñoonu cekkinu sabalde moo xam ceeb diw suukar njëg yi ñu ngi yokk saa su nekk mu di loo xam ne association des consommateurs yi ñu ngi koy nakarlu. ñu ngi ñaan ministre du commerce rapidement mu ubbi frontières yi parce que compagnie sucrière bi nga xam ne moo war a joxe stock bi fa nekk léegi doyatul. ceeb bi nag dégg nga maam am na variation bu am solo parce que nee nañ fret bi moo augmenté de 140%. feebar bi ci la parce que feebar bi dafa attaqué kay produire attaqué fournisseur bi donc il faut mu feeñ ci redistributeur bi commerçant bi jënd jaar waaye day feeñ aussi ci consommateur. gannaaw ba ñu amee ay jafe-jafe tukkee ci mbas mi bërëm kër yi ñu ngi souffrir lool te di accuser jaaykat yu mag yi maanaam commerçant yi ina ko yee sàll di ko weddi. marché bi dafay imposer ay loi am mooy c'est la loi de l'offre et de la demande donc loolu yëpp ay mbir la yu tegaloo yoo xam ne nii na ñaan yàlla mu bañ a yàgg ñun ñu ngi def effort di wax ak suñu membres yi ngir ku ci wàññi sax marge bénéficiaire yaa ngi koy def ngir jàppale Sénégal nag nit ñi dañu sonn. ba ñu sukkandiku ci agence nationale soxal statistique ak démographie yokkute bu toll ci 9% la ñu nemmeeku ci yenn njëg yoo xam ne dañ ko harmoniser. yokkute bile du lu bette bu ñu sukkandikoo ci Seydina Oumar Sey di docteur ci wàllub économie waaye itam di enseignant chercheur li mu daal di xamle mooy dara indiwu ko lu dul mbas mi la muy sàkku nag ci groupe Sénégal mooy ñuy wéy ci du jàppale njaboot yi ñu ondi ceeg moom docteur Seydina Oumar Sey enseignant chercheur en économie àdduna ci micro yu nu sabalde. mbas mi dafa indi lenn loo xamante ni ci àdduna dem ak dikk bi marchandise yi ñu daan ñëwee muy distribution circuit boo xamante ni tey boo daan def ay weer wala ay fan pour dara ñëw léegi day jafe day raar yooyu yëpp dafa jouer de telle sorte que bu bien yi raaree rek c'est la loi de l'offre et de la demande donc prix yi dañuy yéeg mais nag tey jii jeexital lool bu mu mën a gaañ askan yi mooy ñi nga xamante ni tey jii ñoo yor réew mi mooy li nga xamante ni jëmbaloon nañ ko ca début bi pandémie bi di am muy le soutien conjoncturel xool yenn yoo xamante ni tey jii état bi dina ko gàddul askan bi ba nga xamante ni mu war a diisee en faisant des subventions ci li mën a nekk nan la ñuy fexee maintenir soutien conjoncturel ba nga xamante ni askan bi du metti diis ci ñoom nga xamante ni fii ak ay weer ba ñu tegaat ay yeneen mesures affaire yi nañu mën a permettre askan bi mën ko déggandiku tout simplement. Union nationale bi ëmb consommateur Sénégal yi ñoom itam ñu ngi ñaawlu yokkute njëgu dund bi waaye leneen itam yu ñuy ñaawlu moo di yenn jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci service yu ci mel ni distribution ndox bi ñu jàkkaarloo woon ni ki tey ak taskatu xibaar yi di sàkku ci ñaar ñu daal di appliquer loi bi ñeel prix yi waaye itam daal di aar consommateur yi leneen lu ñu bëgg mooy ñu lancer projet bu volontaire yi bu ko defee ñu mën cee am contrôle bu mucc ayib ñu ondu ceeg Ndeye Khady Diouf. yokkute yenn ci ay produits ci marché bi ñàkkum ndox gi ñenn ci askan wi di jànkonteel ba mu jural leeni jafe-jafe jur na njàqare itamit ci mbootaay mi nga xamante ne moo ëmb way jëfandiku yu Sénégal di UNCS. sucre poudre bi kilo bi c'est 700 francs la alors que prix homologué normalement 575 la fu ñu dem ci gox yi population yi seen tawat mooy ndox. au niveau de la branche amul benn assainissement. loolee tax na ñuy sàkku ñu jëmal projet bi nga xamante ne ni moom moo ëmb volontaire yi yëngu ci wàllu consommation. parce que le constat que nous avons fait véritablement contrôle ci terrain bi vraiment des na. UNCS di sàkku itamit ñu jëfee loi bi aar consommateur yi. dañu ko signé woon
loi boobu mais pour ñu ko mën a appliquer il faut que état bi signe ay décret parce que am na ay dispositions ci biir loi bi il faut que dispositions yooyu ñu encadrer ko sinon on peut rien faire. UNCS mi fas yéene amal ay manifestation pacifique fas yéene na itamit kalaame mbir mi ci kër yi yëngu ci wàllub ndox ci Ndakaaru naka noonu ci dëkki kaw yi. Abdoulaye Mbow gis nañu ko yokkute bi moom daanaka fépp la ñu ngi ko doon wax keroog ba ci nen bi sax dafa yokk waaye mbas mi itam dara la ci. waaw lan lañu jàpp ni xëy amaana mbas bi dara la ci mënu see ñàkk dara waaye mbas bi moom comme ni ko tubaab di waxee la pandémie a bon dos. dafay jàpp ni effectivement ni état warul mën a taxaw seetaan prix du yokk fu ne même bu fekkee dañoo nekk ci marché libéral état am na produit yu bari yoo xam ne mooy régir prix bi moo koy contrôler gis nga Mansour yàggul tuuti boulanger yi depuis ñaata at ñuy wax yokkute lu tax état teg tànk mais man je préfère jënd mburu buy jar ñeent fukki dërëm que di gis saako ceeb boo xam ne dafa yokk par ñaar par ñett saako soble bu yokk par ñaar par ñett mbuusu meew bu yokk par ñaar par ñett parce que loolu la ñuy lekk saa su ne moom la ñuy askan wi di dundee donc denrée de première consommation état warul wane li nga xam ne moo di fayit donc dañ ko war a contrôler dañ ko war a xool donte la dëgg la naam taxe cher na dëgg la fret bi cher na dëgg la importation yi demeewut noonu dëgg la location bi cher na parce que conteneur bi ngay jëlee da koy loué ak yooyu yëpp dëgg la waaye tamit état war na xool bu baax lépp li nga xam ne moom la askanam di dundee xool itam spéculation sur le marché nañ koy éviter. état boobu la sax moo soo ndax association consommateurs yi boobu ba tey ñu ngi joytu waaye nguur gi dafa mel ni yëf yi buñ ci mënee dara itam bariwul. association consommateurs yi lay bañ a dégg. association consommateurs yi boo xam ñett nit ngeen ñaar yaa ngi sa bureau doo nga sa téléphone. ñun taskatu xibaar yi ñoo leen defal buzz xeexuñu benn yoon pour population man de ëpp ñu ma crédibilité man Diop man association consommateurs yi ëpp ñu ma benn yoon crédibilité. lu ñu xeex dañoo marche benn élément bu 30 secondes la leen rajo yi di jël ñu wax wala ñu bokk ci benn débat. koo ci woo mu daw ñëw kese defuñu laneen pour xeexal askan wi lii am ci dëkk bi daal ni du dëgg. directeur du commerce intérieur Diallo. ci semaine bii début semaine bi lundi fii la wax ne suukar yokkuwul. mën ko ndeysaan dangaa baax yiw moo tax li nga wax sax gëmoo ko xam nga dëkk bi du suukar donc lépp a yokk mais li yokk nii presse bi di ko wax nit ñi di ko wax renseignements généraux yi xam ko. yeggee nguur gi souffrance gi askan bi jànkuwanteel mais dafa létt ay dégguma c'est-à-dire que mooy faalewu ma leen. gouvernement bi ñoo la gën a xam ne askan bi dañoo sonn léegi ñoom utuñu pexe utuñu solution ñu ngi ñuy divertir. ci ay liste électorale ñu ngi ñuy divertir ci vacciné wu ji leen balaa ngaa vacciné wu nga lekk. d'abord c'est-à-dire que nit ñi dañu ndóol ba taluñu ay vaccin gouvernement bi dafa nga xam ni li ñuy wax ni ci ñu sukkandiku ci ay rapport ay nu mu tudd ñu yor wàllu alimentaire mondial organisation Nations Unies boobu te Jacques Diouf FAO mais seen ay prévisions yi tudd nañu ay localités Sénégal yoo xam ne ña fa dëkk daañu ndóol mais jamono ji ñu waxoon daañu ndóol ba xiif song leen ñu ngi ci mooy jamonoy nawet ñu ngi ci nawet yaa xëy ci mu laana commencé nañu premier mois wu nawet mu ngi waaj a sax jeex donc mu des ci nawet bi ñaari weer ak ñaar fukki fan pour ñu war a egg ci récolte bu njëkk muy dugub ji jëkk a ñor ak ñebbe ji jëkk a ñor donc boobu dañuy continuer dund souffrance boobu alors ñii ñu ngi continuer ñoom di def lan. dañuy divertir ci ay vaccin nit ñi ñoo leen gën a ragal dee. parce que amuñu lu ñu fajoo bu ngeen amee ay vaccin ñu vacciné wu mais dama ne lekk gi. ngeen wàññi ko li tax mu yokk état bee ko yokk ñoo ci laxas li tax mu yokk kenn ko yokkul ku du gouvernement bi. parce que li tax mu yokk ñoo ko ci laxas bu leen neexoon du yokk li ñu bëgg a faj ñu ngi koy faj. Pa Assane du ci dund bi rek la jafe-jafe yi nekk waaye gis nañu itam yeneen i problème ci distribution ndox bi ak yeneen i service yoo xamante ne daanaka nit yi dañu koy soxla bés bu nekk. si xëy nga xam ne damay am sax amertume pour joxe sama avis nii parce que à la fin xol bi metti mais est-ce que te li ma jaaxal certains parmi eux se tàgg d'éloge pour nous dire hey doxul ci yow mais am na ñoo xam mu ngi dox ci ñoom yàlla na yokk ci ñooñu mais ñooñu ñan lañu 2 heures du matin de ak 3 heures ñi nga xam ne ñooy nekk diggante almadi boor yooyu ci waxuma biir almadi dafa am almadi parce que almadi sax léegi dañoo dugg ci ndóol gi ñenn ñi mais almadi daa am ñi nga xam ne dañu fay daje ñooñu di fa daje di ay kilifa bokk ci nguur gi ak ñeneen di daje feneen ak feneen seen daje yooyu bu ngeen fa dajeetee bu mu yem ci xàqataay ree ak lekk naan na dem ci gars yi sonn nañ de vraiment nag il faut que ñu bu ñu amee benn 5 minutes
boo xam ne dinañ am yëg-yëg ci nit ñi bu ñu seen ndaje yooyu ñuy ndaje mu neex lool. buñ ko ci amee nga xam ni kilifa yi dañuy toog jotaay bi neex rafet taaru buñ ci amee yërmande boobu amaana influence boo xam malheureusement xadi ka regg ka xam regg moo la xam njëriñ bi. jërëjëf Paasan interprofession maïs bu réew pa Sénégal ñoom lu ñu bëgg mooy yokk seen production waaye itam di mën di jël seen mboq boobule daal di koy di yóbbu ci yeneen réew maanaam exportation ñi yëngatu ci wàllu wi ni ki tay ci suba daal di nañuy structurer boobule filière la ñu bëgg kon mooy yokk production bi waaye fexe itam ba importation bi mu wàññeeku bu baax a baax amaloon nañu ab assemblée générale ni ki tay ci suba ci teewaayu Abdoul Aziz Sow Dabakh. fexe ba béyu mboq mi ci Sénégal gën a suqaliku teg ci gën a ñoŋ lii mooy bëgg-bëgg interprofession maïs fii ci mim réew. parce que tey ku wax mbayu mboq xam ne suuf si sonn na kon war nañoo mën a xalaat bu baax naka la ñuy def ba suuf si dundaat ba nga xam ne tey nit ki bu bayee mën a am production bu am doole mais mu jàppale ko ba mu mën a def qualité mën a am marché bu nga xam ne dañuy def production vente avant la production. gën a taxawalaat filière bi dina tax ñu cay yëngu indi saafara ci yenn jafe-jafe yu ñuy jànkoonteel moo xam ci production ba ca transformation bi niki noonu itam ci tàggat acteurs yi ak suqaliwaat suuf si. dafay laaj aussi ñu am matériel yu mag yu adéquat yu équipé mu mën a am ay battage nga xam ne récolte bu jotee perte post récolte yi daan am bañ a tee am yooyu yëpp ay jafe-jafe la. bayu mboq mi ci Sénégal am fi solo lool ca diggante 2016 jàpp 2019 production bi mu ngi bàyyeekoo ci lu ëpp 300 junni ci ay tonnes yegg ci lu ëpp 500 junni ci ay tonnes. tey jii ñun bëgg nañ ko yóbbu à plus d'1 million de tonnes. mboq mbéy ko dafa am jumtuwaay d'abord lu si gën a kaw mooy que tey jii suuf si. Intersyndical maïs du Sénégal taxaw temm ngir mbayu mboq mi ci Sénégal gën a jëm kanam. ñu àddu jëmale ko ci leneen ñeel élection locale yi ñu namm amal weerub janvier bu atum 2021 bu ñu sukkandikoo nag ci li nga xamante ne moom moo am ñàkk déggoo bi ci diggante acteurs yi ak itam commission ba ñu nemmeeku fële ca daara boo moyul yëf yi du am ci bés bi nga xamante ne moom la ñu ko namm amal te leneen loo xamante ni itam nemmeeku nañu ko moo di coow bu ñeel inscription primo votant yi ak itam caution bi ñu fixéegul ba tey ak jàngoroy coronavirus bi nga xamante ne mën na tax itam yëf yi ñu gën koo puus ñoonu ci Kalassane Balde. ñu xamee ci ay élection locale fii ci réew mi am ni ay jafe-jafe ci anam yuñ ko fas yéene doxalee moo xam ci jafe-jafe bi nga xamante ne meeku nañ ko ci ndaw yees ñu nar a bindu ci liste électorale yi jur coow jamono ji ak bureau fictif yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci daara ak ñoomin seen waaye it PDS mi taxawee ci wet ga dàq bépp consensus nag jëm ci ni ñuy fas yéene doxale yi les élection mu mel ni xaajaloo bi mu ngay gën di xóot ci diggante acteur politique yi ñoo dooleeku si ci koppar yi nga xamante ni moom lañ fas yéene génne lu jëm ci caution bi di ñenn ñi jàppee ni ab ndëgg sërëx bu ñu tegleer ngir bañ yenn politique yi mën a samp seen dënd ci seen i gox la koy firndeel ci scrutin 2014 ñu jàpp nu toll ci juróom-ñaari téeméer ak ñeent fukk juróom-ñaar ci ay liste ñoo bokkoon ci yooyu local bu si mbas mi raxee ñoo nag joué les troubles faits ak lu mu àndal lu jëm ci wàllu conséquence yii la élection nag bu dee sax am na ana nag lañ ko fas yéene doxalee rawat nag lu jëm ci campagne bi ñu naan amal te ñu jàpp ni jamono ji dañoo dàq bépp dajaloo wala meeting gannaaw fi mbas mi toll jamono ji ci réew mi te ñu jàpp ni nag dara wóoruñu ne fileeg décembre yëf yi dana am tan ba ñu mën a jëlaat yeneen dogal ngir yooyu dajaloo mën a amaat. Mansour fileeg janvier 2022 ak ni ñu gisee yëf yi ni muy demee ndax yaakaar nga ni élection yi mën na am. bañ a am lan moo motiver genre recherche yi nii nañ ñu bàyyi élection yi dafay am. élection yi day am ñoom amuñu benn raison bu ñuy teg pour élection yi du am. nit ñaa ngi dem di binduwaat ci liste yi xale yi primo votant yi. wala dañoo gis dañoo am tiitaange bokk ci ne xale yi bindoo ci liste yi. élection yi day am ay meeting ci ci gox-goxaat yi est-ce que dinañu am force de sécurité yu mën a taxaw nit ñi ci wàllu kaaraange ci jamono ñuy def ay meeting ak ay proximité parce que pandémie bi ñu ngi def li ñu bëgg a def ci pandémie bi ma ni élection yi dina am gis nga kenn ku nekk bu dee élection localité la nguur gi dugal ci loo xam pour bëgg a fal ku ko neex ku nekk ci localité bu mu mën di doon ku ne na ngay def ba askan jox li seen kàddu yaa ko xam man de dina am ambition ni localité ba ma nekk changement ba mu fa bëgg moo fay am comme donte bëgguma falu parce que dañu wane télé gi maire yi télé gis nga nguur gi moomu gàddu askan wi ak amatul benn raison pour bàyyi fi maire yi ñuy continuer seen ñaari at yi doy na seen jubadi gi doy na dañ leen di folli
def fa ñeneen ñu bees am na maire yoo xam nag bu leen neexee élection yi bu leen neexee du am parce que wóor na leen ni fi ñu toll ci wàllu liggéey kenn du leen gagné seen ay localité mais lan moo ne ci ginnaaw manigance yi ci wàllu xibaar yi élection yi day am amul benn raison bu tax du am waaye bu waay yow xëy na paasan raison yi tax ñu koy ruumanaat bokk na ci caution bi fixé gu ñu ko primo votant yi itam nañuy amee seen carte d'identité bi ñu war a inscrire itam tàmbali woon na indi ay coow. waaw damay ànd ak Mansour si man dama xamul si jamonoy Ablaye Wade xadi colonel Abdoulaye ak sëñ Mansour ci jamonoy Ablaye Wade am na yu ñu doon dénoncé yu ñu doon décrier ñii falu tey ci nguur gi doon ko dénoncé mais niveau bi ñu egsi nii xadi dafa jéggi dayoo maanaam gis nga dañu ne sax ci télévision am nañu koy wax mais bu ñu wéetee naa la wax ban terme laay utiliser pour définir ko ci ñaawaay ci salte ci tilim yéen daal faax du ngeen dem kenn du dem da ngeen di toog vous faites ce que vous voulez ku bëgg am certificat de résidence non du si jot après seen tournée économique gérer nat mesurer xam ne kat du baax parce que fa ñu dëkk sax Fuuta gee nga xam ni le nombre de votants ëpp na ñu fa dëkk sax narut a baax ak fa ca des troisième vague dem leen vacciné wu ji nit ñi di vacciné wu daaw vacciné wuñu génn ci ren ñuy vacciné nit ñi di gën a dee ñu boole tiitaange Sëriñ Muntaxa dafa woote démb ñu def ay ñaan di ñu dimbale ñuy suqaliku li war a am na am si yoon ñu gëm yàlla xam ne lépp dafa jeex bu nu ko deful dina ñaaw de li ñu bëgg a forcer ni du sotti de Abdoulaye Mbow ban gis-gis nga si am waaw man su may faral di bind fii nga xam ne moo di si kër yëglekaay bi di tribune su ma si tàmm bind su ma laalee élection ba ne janvier 2022 damay def toujours entre parenthèse sauf énième report parce que dafa am ay ingrédients yoo xam ne dañ koy constater par rapport ak li nga xam ne moo laale processus électoral bi par rapport ak li nga xam ne gis nañ ko jëmee ko si yenn document administratif yoo xam ne dañ ko daal di soxla ngir jëm si élection yi waaye itam dañuy fàttali ni am na koo xam ne dafa bokk si ñoom ni itam njiitu réew mi di njiitu APR di njiitu Benno nee na moom bëggul élection ba 2024 tu sais les manigances politiciennes mun na dugal ba nga xam ne sax même ñi jàkkaarloo ak moom am na ñoo xam ne amaana daañu liggéey sax pour ñu daqaat si ñoom donc il y a beaucoup d'ingrédients aujourd'hui te du man kese ko wax am na ay acteurs société civile yoo xam ne wax nañ ko mais du ma ne mbas bi dañ koy jël comme prétexte parce que am na ay dëkk yoo xam ne ñu ngi suñu wet moo xam Guinée la moo xam Mali la moo xam Côte d'Ivoire la en pleine pandémie organiser nañ si ay scrutin yoo xam ne yu mobiliser ay nit yu bari la mais Sénégal ba tey boo koy xool dafa mel ni effectivement dañoo defaat ay année en recul parce que tam lii xew si certificat de résidence yi Mansour dafa lay fàttali le problème des ordonnances en 96 donc yooyu yëpp dafay nekk ay mbir yoo xam ne ëllëg na xel mais faisons très attention mais il faut aller dans le sens de respecter scrupuleusement le calendrier républicain. jërëjëf Abdoulaye Mbow ñu jàll noonu dem ci seen rubrique seen xalaat. non pas depuis 10 jours nii la ñu dundee wala nii la def nii dem ba ci wër birosphère bi ak mbedd bi nekk naa birosphère bi wër génnaat xoolal fii côté bi yëpp mbedd yëpp lay génne xoolal ndox bi daa dem ba place BCEAO xoolal tàllal miiru armée yi ba place BCEAO nga fi wax place BCEAO c'est à peu près ay ëpp na 1 kilomètre wala ndox bi yëpp xam nga fan lay jógee buntu kër directeur service d'hygiène fa lay jógee. asalaamaaleykum Mansour est-ce que population Ngaye Mékhé Baba Garage mérito nañ lii regarde-moi ça cet rang là est-ce que lii nii mérito nañ ko lii di ko dund des années booba juddooguñu tey ngay xool ñaata nit ñaata wàlliw ñaata doomu aadama ñooy yeewoo si gox bu mel nii amuñu leen di fayee lu rang bi te pourtant boo ñëwee ba sorti Ngaye yaa ngi gis tali bu ñuul bi yaa ngi gis Sénégal est-ce que mérito nañ lii yëf yi fii lay doon fee il est temps nag dafa jot ñun ñoo xam ñooy ñan. waa Sen TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen jaajëfal kii nag Assane lañ koy wax dëkk Touba amoon xalaat ci réew mi ginnaaw bu ma nuyee Bougane Gueye Dany di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm ak xéewal la tax mu beral ko nuyoo mooy Olof Njaay dafay wax ne ki yor mbaam di la yóbbu bu yoree oto di la fa bàyyi te ay moyens boppam ci lay wàcce ci askan wi di def ay financement am di waat ay otoom te oto yi defut ndox
di dem ci sénégalais yi di leen laaj xalaat ba noppi di leen wax xalaat kon kooku c'est normal ñu ñaanal ko li mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal ci bàkki Sëñ Tuubaa kii ci pale bi nag moom du ma ko tëkkaleeg Bougane Gueye Dany li tax la mu yor dañ koo jox ba pare mu ñu ciy toroxal dañ ko jox dénk ko aal ko suñu pale ba pare muy xeex ak suñu doole beneen ba ci des mooy Macky Sall bu fekkee waa Éthiopie lay waxal wala waa Burkina Faso wala waa Namibie na ko wax nit ñi Macky Sall bi fi def tournée économique xuma tournée politique boobaag léegi yàggut dem luye ay nit ñu amul ngor luye leen ay 2000 sole leen tiset ñu wàcc ci terrain bi bu feebar bi yokkoo Macky Sall moom moo ko yokk mooy responsabilité bi kon warul toog ci fu mu ko waxee xaw ma pale la toog xaw ma fu mu ko waxee naan Sénégalais yi nañu julee Dakar nañu julee fee ba pare war a dem ci wetu Marème Faye Sall dafa julee Sénégalais yi duñ ko nangu nit ñi dafa tun jënd jàpp leen Macky Sall dafa tëlita nangu ko li tax ma wax loolu mooy li Macky Sall defut ñaar bëriwul Macky Sall def na fi indi na fekk na fi carte d'identité benn indi fi beneen muy ñaar te bosom mënta génne xaalis bu bëri bosom daanaka baaxul amul turu ndey amul turu baay wala boo gisuma ko loolu moo kayitu sonnaar yi daanaka soriwul beneen ba ca des mooy fekk na fi pièce téeméer indi fi beneen muy ñaar du dëgg fekk na fi permis indi fi beneen muy ñaar du dëgg matriculé oto yi ñaar la Macky Sall dafa tële te nangu ko beneen ba ca des mooy bu fekkee ne am na kenn ku ñuy laaj ku yokk kaay Macky Sall moo ko yokk. ngook di leen di jaajëfal bu baax a baax yéen itam def leen ni ñoom ngeen yónnee ñu seen vidéo ci WhatsApp bu groupe des médias Abdoulaye Mbow. man damay jàpp ni war nañu dépasser le cap 17 kan moo wàlle kan moo yokk c'est vrai que àlakuli àll daañu situer responsabilité loolu def naa ne bañ ci jotee ñëpp def nañ ko ñi ko war a def nañ ko. aujourd'hui le discours que l'on doit porter mooy discours d'engagement patriotique discours d'engagement citoyen parce que xeex mbas bi ce n'est pas une affaire d'autorité ou de journaliste ou de truc képp kuy citoyen rek nga war a jàpp ni soldat la goo xam ne dama war a xeex ngir mbas bi jóge Sénégal defe naa ni ku nekk bu ko duggale ci boppam adopter le comportement qu'il faut adopter le discours qu'il faut adopter la démarche qu'il faut yàlla dinañu mën a dimbali incha allah ba nga xam ne daañu mën a xeex li nga xam ne moo doon troisième vague bi ba ñu génn ci gannaaw ñaan yu am solo yi nga xam ne def nañu ko démb umma islamique bi wéy di ñaan kër jàngu bi wéy di ñaan defe naa ni ku nekk bu comporté nu mu war comporté woo daañu daan mbas mi bàyyi ma leb ko bu suba rek. bàyyi ma leb ko bu suba. lebal nañ la ko Paasan. Man gis naa benn vidéo. kii wax ne fosse septique bi ndox maa ngi ball jëm ci fii ci Nord Foire. bu dee ni nga ko waxee noonu la amee. ne mu ngay jóge ca kër directeur du service d'hygiène su dee noonu la amee amaana directeur du service d'hygiène bu ko yëgee. ginnaaw këram lay jóge te yëgu ko. wala bokk jógewul këram wala ku ko jege lay jóge amaana dina ci taxaw loolu benn la en passant. bi ci des Abdoulaye mu ngi alerter dans le sens patriotique du terme le mot est important sens patriotique. pour ñu xeex affaire bi et c'est vrai. mais ci organisation Khady Colonel la pyramide de Laswell dafa am ci suuf ba ca kaw am ci kaw ba ci suuf